ngi nuyu ñëpp nag ñi ñuy seetaan waaye rawatina ñi nga xamante ne bii ñi ngi dëkk fii ci Sicap xam ngeen ne nag tam vacances fan yi dafa lëkkaloo bu baax ak waa Sicap mbokk yi nag ale bi nga xamante ne bii fi mu nekk nii fii la ñu toog di def émission bi muy ale Ababacar Sy yaakaar naa ne képp ku nga xamante ne bi yaa ngi Sicap xaw nga koo xam parce que nag gox bi dafa am lu bëri lu nga xamante ne bi moo ngi fii c'est vrai que ñi ngi ci vacances féex na mun nañ fi féexlu et cetera waaye nag am na lu bëri lu fi am maanaam police nga xamante ne bi dafay aar karange ñoom ñoo ngi fi waxoon nañ ko ci émission ba le passé waa bureau des passeports ñoo ngi fi waaye tamit mosquée ngi fi jàkkaarloog li nga xamante ne bi mooy martyr de l'Ouganda kon nag ba léegi dialogue islamo-chrétien bi macha allah ci Sénégal dañu koy doxal bu ko defee RTS 2 ñëwaat rek ci beneen gox ci Sicap am waxtaan yi ñu seq ak ñi fi dëkk def li nga xamante ne bi moom la ñu mënee mooy divertissement intelligent mbokk yi du ñu def rek lu dul dans quelques instants dinañu ànd ak suñu xarit Mariem Mbengue moom mi nga xamante ne bi dañu ko dénk fan yi lii di historique bi mu nekk lu am solo parce que nag am na daal ay information yu nga xamante ne bi jot nañ ko for ca moom ak ña mu doon interviewé ci Sicap waaye nag dañuy nuyu suñu xarit Maymouna Sy certainement mi ngi ñuy seetaan waaye nag Thierno Dramé mi nga xamante ne bi mbokk yi moom itamit daan nañu defal historique te nag mu nekk fële ca RTS 1 li ñu naan sotti ceeg def ci la parce que nous sommes un groupe tout simplement mbokk yi dañuy kontaan encore une fois di leen fàttali ni yéen a ngi ñuy jot ci canal 5 bu TNT kon nag dans quelques instants dinañ ñëw ak yéen ci encore une fois wëyal historique bi parce que nag dañu ne les Sicap te les Sicap mbokk yi xam ngeen ne dafa nekk dëkkuwaay bu yaatu dinañu indi yeneen image am yeneen waxtaan yu ñu seq ak Mariem ak suñu invité bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ak yéen nag ci actu vacances ak suñu xarit Lena Sarr Lena nag la mu ñu indil mbokk yi dinañu ànd ak moom ba ca kanamee en tout cas sunu électro libre nag moom man daal chaque fois damay xaar parce que fu ne lay fëlee tey muy suñu xarit Malcolm on va le recevoir avec beaucoup de plaisir bu ñu jógee ci loolu nag ñëw ci daara vacances mu nekk lu am solo te saa su ne xam ngeen ne dañuy am mbégte di recevoir ki nga xamante ne bi moom mooy Ramatoulaye macha allah la mu ñuy indil ay ñàngat rek la ñu ciy am waaye nag ki nga xamante ne bi moom itamit mooy la belle maman Dieye maman la mu ñuy indil daal mbokk yi tamit vraiment ay conseils pratiques te nag vacances yi macha allah dañuy soxla bu baax a baax li nga xam ne moom mooy ay conseils ñu daal di jeexal émission bi nag ak météo avec la grande Saint-Louisienne Khady Didi parce que nag mbokk yi météo it nekk na lu nga xamante ne bi am na solo naam nag ñi ngi ñaan wax dëgg yàlla taw ñëw ci Dakar parce que nag fan yi tàngaay bi doy na waar waaye nag fii ci Sicap ci Ali Babacar bi nga xamante ne bi si lanu nekk surtout waxtu wi nag dafay féex mbokk yi ma daal di dem régie dellu si waat mën a nag ñëw ak Mariem Mbengue ci historique bi vraiment saa su ne dañuy am ay invité tey nag ñoo am un invité assez jeune monsieur Mokhtar Mbodj di président ASC bu Liberté 3 monsieur Mbodj ñoo ngi lay nuyu di kontaan nag di feggoo ak yow sànq maa ngi koy wax fi nga xamante ne bi mooy ale Ababacar Sy la jeunesse daal vraiment dañ leen di gën a fësal nag parce que defe naa ne yéenay avenir u non seulement Sicap mais avenir u Sénégal. Bonjour. Ça va ñun ñu ngi ci jàmm ñun tamit donc comme ni nga ko waxee rek ñun moom ay jeunes Liberté 3 nañu et puis fii moom xam naa on vous souhaite la bienvenue rek. Merci et puis di xaar après émission bi fu ñu jëm. Très bien alors mbokk yi di fàttali nag nekk Mokhtar Mbodj moom mooy président ASC Liberté 3 alors Mariem c'est vrai que nag jël nañu ay images jëlati ay images mais nag comme je l'ai dit tantôt les Sicap dafa nekk gox bu yaatu kon nag am na yeneen image yu nga xamante ne bi suñu technicien yu xarañ yi suñu caméraman yeeg preneur de son yi demoon nañu encore une fois dem xool ji indil la ko bu ko defee ñu mun cee teg waxtaan kon nag ñu dem régie continuer nag xool suñu ay image dafa mel ni nag ale bi min nañu ko min nañ ko bu baax yaa xam ndax ale bi moom mooy ale Ababacar Sy fii nag mooy jumaa bi nga xam ne moom moo gën a mag ci gox gi jumaa bi ci la gars yi di jullee bis àjjuma gis nañu tamit ale bi am na it li nga xam ne moom la ñuy wax église martyr l'Ouganda mu doon ab église boo xam ne yàgg na fi lool quand sapeur yaa ngi ni soriwuñu ñoom it en cas de jéyee wala jafe-jafe yoo xam ne it waa Sicap ñi ngi koy jànkonteel ñoom it dinañ ci teg tànk bu baax gis nañu it fii moom mooy rond point bi
rond point bi soriwul loolu tamit yaa xam li nga xam ne moom mooy allée Ababacar bi yëpp si la bokk. te particularité bi tamit am na li nga xam ne moom mooy bureau des passeports. bureau des passeports aussi mi ngi fi. bureau des passeports yaa xam particularité bi ci gën a doy waar mooy sénégalais boo xam ne juddu na rek. am na droit am passeport. mais am na leneen loo xam ne it ñi koy jëfandikoo di ci nekk di ko soxla mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy étranger yi. d'accord étranger yi tamit dañ fiy ñëw di wut seen mbirum séjour yi jamono yi nga xam ne moom lañ fi diir bi ñu fiy toogee ngir mën fi am dëkkuwaay bu baax wala ngir mën fi am ab soxla boo xam ne dañ ko fiy dox loolu it mu doon lu am solo ci loo xam ne ràññee nañ ko ci ñi nga xam ne moom mooy bureau des passeports. alors Marième fa nga wax nag foofu je pense que am na ñu nga xamante ne bi xëy na xamuñu ko woon dañu yaakaaroon ne fii daal passeport sénégalais yi rek lañ fi def waaye léeg-léeg nga dajee fekk ay nit yu nga xamante ne bi xam ngeen ne du ñu ay sénégalais donc nekk na gox bu nga xamante ne bi dafa am tamit comme ni nga ko waxee ña ngoy toppatoo ay séjour di xool étranger yi nga xamante ne bi war nañ fi def ab diir defe naa ne loolu itam ñëwoon ci dafa doon am importance Marième. am na solo loolu yaa xam ndax sax dañ naan ki nga xam ne war na fee def ñetti weer kooku war naa dem wut ci carte boobu ngir mën a nekk fii ci Sénégal waaye ki nga xam ne nag daf fiy def du mat sax ñetti weer soxlawul muy wut loolu. d'accord waaye su ñetti weer yooyu matee it daf koy renouveler waat. bu ko renouveler après ci lay mën a toogaat fii ngir jëfandikoo li nga xam ne dox wala demaat wala jéego wala jënd wala jaay wala ab liggéey boo xam ne moom moo ko fi indi mu doon daal liggéey bu am solo boo xam ne waa bureau des passeports ñu ngi koy def yaa xam. alors c'était important mbokk yi ñu souligner ko parce que nag vraiment ñoom ñi ngi def liggéey bu rafet di nuyu encore une fois suñu xarit la le directeur des passeports ak personnel am yëpp ñi ngi fi def liggéey bu rafet fii ci SICAP waaye nag monsieur Mbodj defe naa ne gis nga image yi comme nu ma ko waxee woon beneen invité bi c'est vrai que nag yéen a ngi ci seen ay gox waaye nag defe naa bu leen télévision wanalee seen xoolal image yi ah SICAP rafet na de monsieur Mbodj ah rawatina fi nga xamante ne bi fii la nu nekk. rafet na torop yéen xamoo leen sax loo leen def bi ngeen ñëwee fii. waaw parce que fii moom wax dëgg yàlla dëkkuwaay bu baax la. am na sécurité. d'accord et puis honnêtement on est bien placé. on est à mi-chemin entre le centre-ville. oui les Almadies. l'aéroport. très bien alors fi ñu nekk nii exactement yow da nga ne yaay président SICAP Liberté 3 c'est ça. exactement fan délimitation bi naka la fan la Liberté 3 parce que des fois moi je me perds ci SICAP yi. dëgg la Liberté 3 ñu ngi koy jëlee kër Cheikh Tall Dioum mooy bu nekk fii ci bowling bi. waaw donc ça part jusqu'au rond-point Jet d'eau. d'accord ça traverse jusqu'au stade Demba Diop. ah oui et ça revient jusque là au bureau des passeports. D'accord. Donc c'est Liberté 3, c'est vraiment un grand quartier, c'est l'un des plus grands même des libertés. D'accord. Et puis il y a beaucoup de et puis nit ñu fi nekk tam bëri na. personnalité yu fi nekk bëri na infrastructure. waaw léegi personnalité yi laata may ñëw ci Marème est-ce que mën nga ñu ci citer parce que nag on a envie aussi de temps en temps nuyu leen xam naa ne dina am benn liste bu nga xamante ne bii dinaa ci ñëw parce que y a eu des footballeurs il y a eu de grandes personnalités j'en ai parlé la dernière fois mais on va encore y revenir est-ce que mën nga ñu ci citer tuuti. waaw comme ni ma ko waxee léegi y a déjà Cheikh Tall Dioum defe naa qui est pas mal connu. exactement. Il y a Zahra Iyane Thiam qui est là qui est de l'APR. Il y a le directeur des impôts et domaines, Cheikh Ba. Il y a le... Côté sport, côté culture. Côté sport, il y a Adidas, l'entraîneur, le coach des basketteurs. Très bien. Des hommes. Il y a Adidas qui est là. Et puis, bon, il y a pas mal de monde. Bon, peut-être comme au courant de l'émission, voilà, on leur fera un coucou. Inch'Allah. D'accord. Alors, Marième. gis nañu tamit personnalité yooyu ñu doon ñu nga xam ne it ñu ngi dox ay jéego yu bari jëmale ci naka la ndaw yi di gën a jëm kanam wala yenn projet parce que bu ñu xoolee Zahra Iyane Thiam moom politicienne la waaye it mi ngi jàppale goxu waa Liberté jeunes yi waa Liberté bi. d'accord ndax mi ngi ci def yenn jéego yi yenn événement yi nga xam ne dafay xew gis nañu tamit da ciy jàpp bu baax. muy Cheikh Tall Dioum gis nañu li mu def ci réew mi. kon ñooñu it ñu doon ay références yoo xam ne war nañ leen mën a citer fii ci SICAP. absolument alors monsieur Mbodj justement nag foog ñu ñëw ci li nga xamante ne bi yow ci ngay yëngu ngay président ASC Liberté 3 peut-être nga wax ñu un peu seen organisation et qu'est-ce que vous avez fait depuis que yow nga yore li nga xam ne moom mooy présidence bi. d'accord donc man maa ngi fii donc depuis daaw laa jël présidence bi donc en 2017. oui.
Donc pour ma première année première année bi donc egg nañ final yàlla may nañu ba ñu egg final. D'accord. Donc côté sport. Ok. Donc tout ce qui est football nawetaan. Donc ñu ngi liggéey ak équipe boo xam ne ay jeunes rek a si nekk. D'accord. Donc dañ demoon ba bon ASC yi bon de plus en plus dañ ko bàyyi. Oui. Donc il y a une équipe de jeunes donc on a vraiment bien travaillé. J'en profite pour les féliciter. D'accord. Donc on a vraiment bien travaillé et l'année dernière yàlla may nañu ñu dem ba finale contre Derklé. D'accord. Donc malheureusement on nous a battus en finale. D'accord. Alors ASC, quand on parle d'ASC, il n'y a pas que le sport. Il y a aussi le côté culturel. Alors qu'est-ce qui a été fait? Donc ce qu'on fait aussi à travers le quartier, c'est un peu de sensibiliser les jeunes sur tout ce qui est drogue et l'alcool. Donc on organise aussi pour les enfants des petites sorties. D'accord. Des cours de vacances et tout ça. D'accord. Et Inch'Allah, bëgg nañ yokk activités yi ren. Donc avec le soutien bien sûr des gens du quartier. D'accord. Donc ñu ngi leen di woo ñoom tamit ñu ñëw rapproché aussi ASC bi comme ça ñu mën a gën a jàppale sunu jeune au quartier bi. Très bien. Alors comme ni mu ko waxee Mariem et defe naa ne def nga ci lu doy waar vraiment affaire drogue beeg alcool bi on en a parlé et je pense qu'il vient de le souligner du ñu arrêter di sensibiliser parce qu'on a besoin aussi d'une jeunesse saine pour que ñu mën a am seen xel mën a liggéey ñu jëm kanam. waaye xam ndax bu ñu gisee ni bi ñuy def historique bi bi ñu fi jaaree gis nañ benn jeune boo xam ne témoigné nañu moom nee na carrément dafay jëfandikoo loolu waaye li mu ci wax mooy dafa gën a sensibiliser jeunes yi ndax moom li ko ci dugal lu ñàkk fayda la nee na dafa doon mosantu rek ba far dugg ci ba mënatul a dem jot na def sax ay jéego dem Sépiane foofu sa centre hôpital Fann nga xam ne gouvernement bi def na ci ay jéego yu rëy ndax bu ñu xoolee Sépiane dañuy sensibiliser xale yi jël leen ñi nga xam ne dem nañ ba mënatuñoo téye seen bopp ci wàllum drogue wàllum alcool yenn jafe-jafe yi nga xam ne mën naa détourner xale léegi nag buñ la jëlee dañ lay insérer foofu doo fay dara dañ lay defar suivi jox la ay méthadone yoo xam ne boo ko naanee maanaam yëg boobu ngay yëg ba war a tax ngay jëfandikoo loolu dootoo ko yëgati. Très bien. Même drogue bi boo ko jëloon tey utiliser ko yaa xam day mel ne sunguf meew rek la lay saf. kon xale boobu tam témoigner nañu carrément nañu. dëgg la waa Sépiane jéego boobu nga xam ne ñu koy def ñuy saluer foofu de passage ñoom waa hôpital Fann. di tam remercier gouvernement Sénégal ci jéego yu am solo yooyu mu def ci wàllu woowu. dëgg la bu ñu jógee foofu it gis nañ ni du ay xale rek ñoom ñoo nekk foofu parce que bu ñu xoolee fii Sicap kooku it ci biir témoignage am jot na wax ni ay mag la daan gis ñu koy def muy ñëw bu ñu paree mu jël for waaye dem na Sépiane day sensibiliser mag yi yamul ci xale yi kese. D'accord. parce que bu ñu gisee ni yenn mag yi tamit ñoom it ñu ngi def yenn effort yu mag ñii ay borom kër lañ. waaw ñii ay jafe-jafe yoo xam ne dañuy jàkkaarloog yow ne la carrément li ñuy dund neexu leen te bëgg nañ ko bàyyi. Très bien. Alors, Monsieur Mbodj, gis nga nag vraiment côté sensibilisation boobu je pense que la lutte continue parce que nous avons besoin de ça mais du ci côté boobu rek sensibilisation je pense que y a le VIH il y a autre chose et autre chose yu nga xamante ne bi ci biir ASC yi dañ koy waxtaan ak jeunes yi pour vraiment ñu am daal vraiment yu bëri yu ñu bàyyi et puis surtout faire attention. dëgg la. dëgg la ñun soo gisee sax ñu njëkk commencé loolu drogue beeg alcool bi c'est que les jeunes ci biir Sicap bi loolu nañu remarqué comme le problème principal. Ok. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui fument honnêtement qui boivent de l'alcool. D'accord. Et da leen di yàqal après seen jàng soo gisee jàngat bu ñu ci am mooy ñu ci bëri dañuy teel a bàyyi jàng parce que ils traînent dans les rues avec leurs amis pour fumer. D'accord. Truc donc loolu moo tax ñu on a mis l'accent vraiment sur ça. Et après on verra Inch'Allah dans le futur. Très Qu'est-ce bien. qu'on pourra faire? Alors ñu ngi remercier encore une fois Mariem Mbengue parce que tu as eu raison laal fi nga xamante ni moom mooy metti et je pense que coin bu ñu dem dañ ciy reveniraat parce que c'est important. Alors Mariem dama lay bàyyi peut-être un dernier message peut-être une dernière question suñu invité pour que ñu mën a xuus ci émission tam-tam bi nga xamante ne bi mbokk yi ñoo ngi koy def ci Allée Ababacar Sy di wéyal tam-tam vacances fii ci Sicap xam naa ne suba incha allah dina nu dellu siwaat ci beneen gox pour vraiment ak yeneen chroniqueur pour continuer waxtaan bi ci Sicap les Sicap muy gox bu am importance aussi ci capitalu Sénégal ci Sénégal en général Mariem. yaa xam gis nañu aussi monsieur Mbodj ne côté ASC bi. gis nañ ni waa Sicap def nañ ci jéego bu rëy daaw ba dem final boo xoolee yenn koñ yi sax dañuy gis ba tey yaa xam banderole yi mu ngi fi des ba tey. mu doon wone engouement bi nga xam ne Sicap àndandoo woon nañ ko ci final boobu. boo fi ñëwoon sax
période boobu da nga naan xanaa ci quartier banlieue nga nekk. amul xale amul mag ñëpp ñoo mobilisé woon. lan moo taxoon gañewu leen monsieur Mbodj. xam nga xanaa mbiru yàlla rek waaye ñun de def nañu sunu kéemtalaay kàttan wax dëgg yàlla pour gagner ko et surtout pour une première fois parce que Liberté 3 en tout cas musul gagner coupe bi donc defoon nañ si vraiment luñ si mën waaye yàlla rek moo ko dogal noonu waaye ren nag maa ngi wax ASC yu nekk fi koñ bi yëpp ñu ngi préparé waat te bii paa moom coupe bi nañu bëgg jël quoi. très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant xam naa ne nag ASC bi ay jeunes ci nekk waaye nag foog ñu waxtaanee ba ca kanamee mag ñi nga xamante ne bii ñu ngi toujours à la SICAP mais laata loolu damay gërëm di sant bu baax a baax suñu xarit Marième Meng Marième di la jox rendez-vous incha allah suba incha allah ci la ñuy nag jeexal étape bu SICAP bi ci beneen gox waaye nag vraiment sant nañ la gërëm la ci liggéey bu rafet bi. di la laaj tey kan ngay remercier. waaw yaa xam kontaan nañ trop. tamit di fegoo ak yéen di fegoo tam ak jeune SICAP bi. parce que jeunesse bi dañ leen soxla trop. tout à fait moom ni mu toogee témoigner parce que daf koy gis daf koy dundandoo ak ay moroomam. nga leen di sensibiliser mu doon jéego yu am solo yu ñu remarqué aussi si ñoom. ñu ngi kontaan tey nag maa ngi remercier ki nga xam ne moom mooy Kiné Style moom it. di ko bëggee ma nga nekk si cité Fadia aussi. macha allah la robe elle est belle. merci beaucoup Yakham. je t'en prie on te donne rendez-vous très bientôt mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci seetaan bi ngeen di seetaan RTS2 seen émission Tam Tam Vacances kon nag ñu daal di xuus daal di ñëw ci Actu Vacances ànd ci ak suñu xarit Lena mbokk yi ma dem régie dellu si waat. bokk dëkk bi bokk kër gi bokk nekk mbokk bokk taw bi mbokk suñu mbokk dañu bokk. waaw nag aussi tamit xam nga yàlla moom sunu borom moom mooy xool nu mu ko mel mu defar ko noonu rek ndax tamit aussi da ngay liggéey ba yegg si benn période bi taw yàq sa liggéey yàq sa lépp. saa su ne aussi tamit il faut nga dem liggéey. ndax liggéey boobu si ngay suturo si ngay defee lépp soo toogee kenn du la ko jox kon avec il faut nga dem nga liggéey aussi tamit muy metti ngay nekk si kawam léeg-léeg sama taw ba sebet aussi tamit li jotoon dese si sama nga jëkk du ko liggéeyaat. li ma la mën a ñaax lenn ret la moo ñu góorgóorlu gëm seen bopp loolu la tam aussi nit ki sa métier mooy sa lépp suñ la nawee sa métier la aussi suñ la bàyyi tam aussi sa métier la kon saa su nekk rek lii am solo daal mooy saa soo xëyee demal nga liggéey dem dóor waar xam nga. waaw xamatam aussi dëgg la booy kuule metti na waaye lépp fondation moo gën a metti ndax fondation di nga dem ba dóol sa fondation ba pare yaakaar yaa fi ne taw bi ñëw wàcce lépp si biir mu nekkaat à zéro da ngay xaar suba encore du ko liggéeyaat beneen liggéey waaw metti na trop daal waaye lépp daal fondation bi moo gën a metti tam aussi te am na période su fa tollee dootoo mën a liggéey il faut nga ñibbi léegi suba da nga ñëw encore ba ko à zéro léegi commencement à zéro ba tam aussi day yàq lu bëri lépp dañ koy sant yàlla rek te xam ne moom noonu rek la mën a demee daal. Ana kuvijale Nuar komele Jemla dede Jemla waaw dañu koy faral di wax nag mbokk yi ñu ne liggéey rek moo wóor te nag tubaab daf koy faral di wax y a pas de sot métier lépp looy def boo amee barkeel ca kanam la jëm ci biir loolu nag ñuy kontaan di recevoir ki nga xamante ne bi mooy saareen bi waaye nag li ma jaaxal mooy keroog ba nga ma indilee vraiment akara bi mais akara nag leena dafay ànd ak sauce bu am kaani noonu dañ koy lekkee ah. sumina la ah. ma ne jàppal ni bu ñu génnee sumina akara simple c'est vrai que tàngoon na mais bon il fallait quand même un peu de piment ça fait du bien. ah yaa xam yow xam nga maa ngi doon yaakaar sax da nga naan non man baax na affaire yooyu et tout nekkate yaa ngi gën a enfoncé sa bopp. gis nga loolu. maa ngi lay nuyu yaa xam waaw maa ngi lay fay bu baax a baax Lena di kontaan parce que la nga ñu indil tamit yaakaar naa ne tey ñi ngi recevoir un jeune te defe naa ne jeune loo koy noppal mooy muy liggéey parce que dama daan dégg sama papa doon wax li noppal karaw gu weex karaw gu ñuul moo koy liggéey te yaakaar naa ne bu karaw bu ñuul bi liggéeyee après karaw bu weex bi dana mën a def lu ko neex parce que nag foo balaa muy neex nga yore xaalis.
loolu de dëgg la loolu moom dëgg bu wér la mais boo gisee suñu reportage bi aussi si Actu Vacances donc dañu demoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy maçon yi ñoom ñoo yor lépp li nga xam ne moom moo jëm ci bâtiment période nawet bi nag nekk période boo xam ne dafay difficile loolu si ñoom suñuy tabax parce que dañuy ñëw des fois bu ñu kulee ba pare waruñu def fondement bi rek nga gis taw bi bu ñëwee yàq seen liggéey yëpp te ñoom dañ koy wax ñu nekk c'est pas une période boo xam ne ni aussi mën nañ jël ay vacances parce que il leur faut absolument liggéey parce que si loolu la ñuy mën a fajee seen soxla aussi dimbali seen i waajur donc metti na trop ci moom moo taxoon nag ma accès woon nekk tey reportage bi ci sujet boobu pour que ñun aussi ñu mun ci gën a bàyyi xel donte loo xam ne ni ñun peut-être mënuñu ci dara mais loolu day wane ni aussi liggéeyu xarit di ci tam-tam vacances dafa am importance maanaam météo parce que ngay xool météo aussi xam lan lay prévoir baax na si sooy def yenn liggéey yi muy ngay dem en mer wala nga nekk ci secteur bâtiment bi nga xam aussi yan jour nga war a xëy liggéey ak yan jour nga war a toog lu ko mooy sa liggéey dafay yàqu. Alors li ngay wax c'est tellement important parce que nekk nañu benn dëkk bu nga xamante ne bii c'est un pays en construction donc je pense que c'est bien aussi nga xam parce que il paraît que yow tamit ni Khady di waxee woon ne que maa ngi tabax benn R+3 yow nag dégg naa R+2 nga tabax kon nag fondation bi dafa ci am solo waaye nag coulée beeg yooyu am na ci solo monsieur Mbodj alors un mot par rapport ak ce jeune parce que c'est vrai que am na yenn travaux yoo xamante ne c'est très difficile muy liggéeyu maçon waaye defe naa ne ki ñu gis mu nga ci def fullaam kon nag defe naa ne bépp liggéey maa ngi koy wax ci sama njëlbeenu wax bu nga xamante ne bii nit ki mi ngi koy def day ñaan yàlla juste mu barkeel. dëgg la et puis ñun sax dans ce sens jeunes yi ñu ngi leen di jéem a jàppale. sous forme de GIE qui fassent des formations. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de saut-métier aussi. Okay. Parce que bon ceux qui sont en échec scolaire bon il faut maanaam ñi nga xamante ne bii seen jàng yàqu na mu seen jàng yàqu na waaw il faut que ñu def formation jéem a liggéey am seen njaboot dundal seen njaboot moo gën toog bi quoi. donc ñoom tamit ñu ngi leen di jàppale c'est dans ce sens. Léna. man moom jeune Sicap la wax dëgg yàlla moo taxoon nag tey sax ma bëggoon ci profito parce que dañu nekk tey année boo xam ne ni dafa marqué sama enfance ba ma nekkee am ay 10 ans ak affaire yooyu dama daan sawar bu ñu reeree pare rek ñëw ci allée yi ñëw doxantu boo fekkoon na nag vraiment fleurs yi gënoon na bëri gënoon na yanj aussi nit ñi dañ daan ñëw di jóge ay yeneen i bërëb sax di ñëw ba fii allée Ababacar Sy parce que dafa nekkoon loo xam ne lu bees la woon biir Dakar suñu invité bi nag man dama bëggoon juste pour ñu mën a wax peut-être ci benn affaire parce que y a un an et demi dama doon gis ci garab yi fii nii allée Ababacar Sy dañ ci doon takk ay bidon 10 litres yoo xam ne ndox yu vide la ñu def ko office de poubelle bu ko defee nit ñi plutôt que ñuy sànni mbalit ci allée bi di ko yàq di ko détériorer ñu koy mën a sànni ci bidon yi mais dafa mel ni bidon yooyu léegi gisatuñ ko te pourtant initiative bu rafet la woon rafetoon na torop waaye xam ngeen rek mbirum sénégalais bon su yàggee yàgg après gars yi ils entretiennent pas mais on peut dire quand même que Sicap par rapport à la généralité au Sénégal que set na quand même set na parce que nit yi tamit ñu ngi fomp seen buntu kër peut-être allées yi ñoo xaw a am tuuti dégâts mais bon les gens aussi service public yi ñu ngi siy liggéey bu baax. waaw xam nga dañu wax aussi ci wàllum environnement te peut-être mënuñu di toog tout le temps di xaar nguur gi di def jéego yi dafa war a ñëw aussi de nous. Est-ce que aussi amul yenn action yoo xam ne jeunes Sicap yi ñu ngi koy mener pour def ay reboisement parce que fi ñu toog nii tey jii mënoon na gën a yanj bu fekkoon ne amoon na ay fleurs par exemple. Oui. loolu moom mën nañ ko def. Il y en a par-ci par-là mais bon. Pas trop. dëgg la bon lu ñuy activités yu ñuy gën a def c'est plus dans le set setal. Parce que bon on pense que quand même c'est aussi à la mairie comme tu dis c'est à la mairie de le faire nous aussi jeunes war nañu rafetal sunu gox. Bon pour l'instant ñu ngi siy participer en faisant des set setal réguliers et puis bon de balayer pour la propreté quoi. Dernière question bu ma ko bëggoon laaj yaa xam parce que sànq mi ngi wax yenn say xar yi dañ fiy jaar ma xool ko bizarrement muy reetaan. te xam nañ ni aussi xar yi ok te xam nañ ni aussi période du tabaski bi mi ngi ñëw li mel ni terminus Liberté 5 foofu dafay nekk daral la ñuy waxee lan lañ koy waxee sax daral je pense qu'on peut l'appeler daral aussi daral voilà foofu maanaam dañ fay jaay ay xar souvent mbirum xar boobu lan la fii aussi dañ fi takk ay xar di ko jaay wala non bon pas jaay mais
ñu borom xar yi ñoo fiy jaar ak seen xar bon yenn saa yi am na ñoo xam dañ leen di takk fii pour raxas leen. et puis voilà et puis c'est loolu après responsabilité wu ku nekk la mais normalement loolu ça devrait pas se faire dans les allées parce que bon allée bi à la base c'est une place publique. boo xam ni mairie bi daf ko fi defoon justement pour nit ñi ñëw toog di féexlu. surtout en vacances comme tu disais. temps xale c'était vraiment joli. Il y avait de la verdure il y avait am na suufu géej boo xam ni xale yi foofu nañ doon foowee il y avait des petites balançoires. et quand même mairie bi on voit que quand même ñu ngi siy liggéey parce que y a plein de cantines yoo nga xam ni taxawoon nañ fi de façon arbitraire voilà ñu dindi nañ ko mais quand même bon il reste toujours des petits dégâts mais bon c'est bien quoi c'est en bonne voie. waaw ñu yëngu ci rek man moom boo leen paree rek man boo leen ma woowee ñëw naa ndax moom lu ma leen di wax rek booy Sicap la donc Sicap bu jëmee kanam rek dafay nekk loo xam ne fierté la ci ñun. très bien loolu moom dinañ si kontaan te police baa ngi à côté y a de la sécurité y a pas de problème. exactement très bien alors mu nekk nag vraiment ay mbir yi nga xamante ne bi dafay baax ñu waxtaanee ko parce que je pense que yenn gox yi assainissement bi comme na nga ko waxee Léna dafa nekk lu am solo mais moi j'avais pas remarqué ces bouteilles dont tu parlais naka la demee woon j'avais pas vu parce que voilà. naka la demee woon parce que souvent da ngay dox ci mbedd yi muy fii di yeneen quartier yi ci Dakar da ngay gis ay bidon 10 litres yoo xam ne ndox lay doon am à la base. waaw ñu koy sànni ci mbedd bi nii. léegi am nag initiative boo xam ne nii dañu bëggoon vraiment revaloriser allée Babacar Sy. donc ñu jël nag bidon yooyu plutôt que di ko sànni muy bokk ci poubelle bi. ñu jël ko pour mu nekk contenant wu poubelle. léegi ci garab yi ngay gis autour de toi ci lañ ko doon takk. léegi xaw a ubbi bu ko defee yow boo rombee nga ñëw doxantu am sa benn kayit boo bëgg a sànni wala sa benn banaana xollit bi boo bëgg a sànni plutôt que nga koy sànni ci allée bi. da nga koy ñëw sànni ci kii bi ci bidon bi. bon mu nekkoon loo xam ne ni vraiment on en a beaucoup parlé. affaire bi mu nekkoon lu neex nit ñi. mais malheureusement nekkul loo xam ne ni suivre nañ ko continué wul daal c'est ça très bien ça pas été suivi. oui monsieur Mbodj. waaw dëgg la loolu moom xam nga rek lu rafet la woon waaye xam ngeen rek Sénégal tamit temps yi dafa metti parce que même le plastique léegi dañ koy jaay. donc nit ñi tamit dañuy ñëw décrocher ko. dem jaayi ko pour se faire un peu d'argent pour manger. alors monsieur Mbodj yaa ngi wax ne que seen ASC bi c'est une équipe très jeune mais est-ce que vous avez aussi un programme pour les moins jeunes parce que je vais pas dire les vieux les moins jeunes ñoom tamit fii ci Sicap la ñu bokk est-ce que vous avez aussi un programme pour eux. waaw les moins jeunes nag. bon en général seen programme qu'on a ficelé c'était surtout sur l'aspect religieux. D'accord. Voilà, donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on organise des conférences religieuses. D'accord, ok. Comme ça, nous ñaanal ñun tamit ñun seen doom yi. Mais est-ce que da ngeen leen organiser aussi ay marches parce que tamit loolu bokk na ci seen santé parce que sédentarité bi tamit des fois voilà c'est compliqué. ay marches waaw am na daaw ku ñu approché woon pour def marche justement. waaw xam naa bon on n'avait pas trop le temps bon dañ nekkoon ci préparation finale bi mais c'est toujours de bonnes initiatives ouais. De faire des marches pour les. da siy baax de parce que des fois da nga leen di gis ndeysaan ñu toog ci biir kër yi du ñu am benn activité boo xam ne dinañ ko def même bu nekkee sax benn conseil de quartier boo xam ne nii ñoom aussi ils se sentent valorisés important surtout et nécessaire nga leen ci impliqué bu ko defee parce que ndaw tamit mënul jëm kanam te boolewu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fi jiitu. te Sicap moom ni ko sama xarit Thierno Dramé doon waxee sànq. dafa mel ni ñu ci gën a bëri ñi nga xam ne essence su Sicap li doon tax ñuy wax Sicap tey jii mi ngi koy commencer perdre valeur am boobu c'est peut-être xëy na jeunes yi aussi am na loo xam ne dese nañ ko jël ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon mag yi daal. waaw loolu dëgg la tamit bon. De plus en plus tamit ñu ci bëri ñu fi dëkkoon dañ déménager. Oui, c'est ça, on en a parlé. Dañu déménager donc bon comme il y a de nouvelles personnes qui arrivent aussi et que ñoom tamit dañuy ñëw ak seen ay habitudes ak seen façon de vivre donc après il y a un peu des tendances pour ñi changer tamit et comme aussi société bi tamit nu muy évoluer. Oui. Les gens ont tendance plus à toog seen kër yi s'occuper que d'eux-mêmes et de ne pas s'occuper de l'aspect quartier. Très bien. Alors, dinañ ñëw bu ci kanamee qu'est-ce que vous faites pour les tout petits ci vacances yi parce que c'est vrai qu'on parle des fois de colonies ça existe on parle aussi de jàngal leen tuuti ci vacances yi on va y revenir mais Léna en tout cas maa ngi lay remercier c'est toujours un plaisir te nag la nga ñu indil am na solo muy vraiment liggéey nañu liggéey dafa bokk non seulement ci jaamu yàlla mais je pense que liggéey ba boo amee sa soxla làmb sa poste def ko defe naa ne loolu vraiment jar na liggéey ba dee comme ni ñu koy waxee en tout cas ñoo ngi lay remercier.
maa ngi leen remercier aussi Yakham di remercier suñu invité di remercier aussi téléspectateurs yi nga xam ne ni vraiment ñi ngi seetaan tam-tam da ngay gis tout le temps nit ñi naan yéen gis nañ leen la dernière fois ngeen nekk parcelle ak affaire yooyu donc mu nekk initiative boo xam ne comme dañu ko wax encore plus proche de vous mu nekk loo xam ne neex na population bi te loolu moo ñu tax a jóg également. Alors ñu ngi faire un gros coucou à une petite fille qui s'appelle Shaima c'est de la part de toutes les tatas mbokk yi duñu def rek lu dul daal di dem régie dellu si waat mën a xool nag suñu électron libre moom fan la féete tey nag ñu ngi ci ànd ak suñu xarit Malcolm. waaw damay laaj nag Malcolm présentement fii ci allée Ababacar Sy Liberté 3 Malcolm fan nga nekk exactement ak kan nga nekk ak looy def. fi nga wax léegi maa ngi juste en face de vous. mais derrière les buissons xam nga temps yii damaa dégg français. déedéet kay. derrière les buissons alors maa ngi taxaw ak benn waa joo xamante ne si moom tamit dafa ñëw pour doxantu. ma laaj ko nu mu tudd. bon maa ngi tudd Bakary Cissé. di liggéey ci quartier bi fii ci quartier bi waaw mais maa ngi dëkk Grand Dakar. alors Bakary xam nañ ni am lu mel ni yombul propriété bi tamit dañ koy soxla mais est-ce que yéen ku ci nekk yéen a ngi sàmm set boobu noonu nekk fii. bon ci sunu wet bon macha allah ñu ngi def li ñu mën parce que bés bu nekk man moom ñu ne saabu du fóot boppam mais ñu ma dëkkal ñoom mën nañ ma seede saa yu ma xëyee rek damay bale sama place ba mu set wecc. waaw franchement. xam nga lii mooy acte de bonne citoyenneté xam nga Valentine. oui amoon na waajooju noonu Mamadou Gassama xam nga joxoon nañ ko nationalité. waa ji yow boo plus que nationalité boo bëggee ñeenti jabar léegi ñu may la parce que li ngay def yombul. alors sama ginnaaw nag malheureusement dafa xaw a wéet xaw na wéet trop mais bu ñu soree tuuti rek. waaw ma yëngal fii de parce que am na ñu may seen salaamaaleykum. Liberté la leen def. waaye yéen seen fii wéet na de amoo leen café wala ngeen teg fi caayin. non heure bi la nag. xam naa salaamaaleykum. xoolal sama caméra nag moo sori garaawul xaaral ma dem fële. xaaral rek ma dem fële sama gars na ngeen def. waaw. maa ngi leen di bëggee de. may yéen seen koñ bee wéet. waaye boo dawee ma ko la de man xam nga ni man du ma daw du ma. daay yow déggal mi koy dàqee. c'est la jeunesse. waay lii metti na Malcolm bay jàmbur bi. en tout cas muy la jeunesse. la moo tax seen fii mu wéer waaye seen fii daa wéer lu tax mu wéer. Malcolm bay jàmbur bi. la moo tax mu wéer. non Sicap moo mel noonu rek Sicap moo amul yëngatu quoi. yéen a tax mu wéer la moo tax génnoo leen. non ñu ngi génn ñu ngi secteur bi. mais xool instant yi xam nañ ne nawetaan mu ngi waaj a jot benn équipe moo fi nekk. non fii Liberté 3 moo fi nekk Liberté 3 moo fi nekk. saa yi taw la ma may xoox waaye. mais c'est un sportif comme yow ah. salaamaaleykum soxna si. yaa booy. xoolal uy ma del Malick man mu ngi may bëgg a sonal naa ko xaañ xeer de. déedéet kay. salaamaaleykum. mun ngeen maa may ma jàll booy traversé attention ah. gars yi waay. salaamaaleykum. da ngeen di daw. man bu ngeen dawee ma dàq ji leen. grand noo tudd. man maa ngi tudd Paare. Paare. ana Samba. Samba gisagu ma ko de instant day mel dafa voyagé de. Paate lan ngay wut si fii. sama tànn fi la neex Fatou Dieye. Fatou Dieye. waaw Fatou Dieye moo sant. moo sama tànn de. saa teel ma. ëpp naa def déedéet non yee Malcolm di nga am demande d'explication yow. waay sama nekku si. demande je vais m'enfuir je vais aller aux îles Hawaï. demande d'explication. je vais partir aux îles Hawaï. xoolal la laa la jox booy sama téléphone bu ko yóbbu de. nu mu tudd chéri Koko. waaw. daa am ay jongoma yu ma seen. déedéet kay. man damaa bëgg micro taxawaalu man. ah bon damaa fokk micro taxawaalu. moo tax bul jéggi de kaay nga may jaay saala nii. da ngeen a tàggul wala lan. ban son ngay déglu ban son. chéri xam nga son bi. man dégguma bu baax de ban la. waaye Wally Seck la Faramareen alors yow ci Faramareen nga bokk. waaw. mën nañ xam looy wut fii. waaw. lan nga fi wut. damay doxantu. doxantu baal ba sàllar ni ku daal. waaw. bu la neexee. noo tudd. Ndeye Degen Diouf. Ndeye Degen. bëgg naa sa tur waaye kaa leen fi yéen. salaamaaleykum. Ndeye Degen ñoo ngi lay remercier. damaa bëgg ngeen léebal ma benn léeb bu ndaw rek. maa léebal ba pare.
ma lebal waaye xaara kelemati leng jamaamu leng jam ko tubaaba ulee mu tëj mbaam bu kee kenn du ko reetaan mbëf yow la am lebal waaye mbëfal waay daa am benn paa boo xam ni waaw dafa feebaroon nekk hôpital waaw léegi luñ ko laaj rek mu daa tourné ne leen ci seen xaalis léegi luñ ne ko kii de meew baax na ci moom mu tourné ne leen ci seen xaalis noonu dara def ba dee te wàcc na ay 100 millions wasalaam waaw alors c'est vrai que loolu day faj aussi ah. ñoo ngi vraiment di gërëm bu baax a baax suñu xarit Malcolm. dafay ànd ak population yi vraiment di waxtaan ak ñoom di foog ñoom te defe naa ne loolu lañ ci jublu parce que nag mbokk yi ñoo ngi ci tam vacances. bu ko defee rek ñu am plaisir incha allah retrouver ko peut-être ci découverte waaye tamit ci micro taxawaalu parce que moom noonu la ko tuddee mbokk yi dañuy nag am mbégte ci sunu plateau wax dëgg yàlla di feggoog ko nga xamante ne bi defe naa Sénégal léegi war nañ ko xamaa man quand je dis sama fans koo xam ne man maa ko fan parce que la ñuy nawee nit la ñuy ñeewee nit mooy mu gën la jàng alxuraan mu gën la am xam-xam gën la jege yàlla te nag defe naa ne Ramatulaay macha allah mi ngi bay waaram ci wàllu l'islam ci sunu RTS 2 bi nga xamante ne bi wàllu woowu tamit ñoo ngi ciy def liggéey bu am solo te nag vacances buñ ko waxee dañuy wax daara vacances bu ko defee ñu kontaan ci suñu xarit Ramatulaay maa ngi lay nuyu Ramatulaay di bëgg saa su ne su ma la gisee damay kontaan macha allah. yaa maa la gën a kontaan dangaa tax léegi sax yow. mënuma wax sax ni nga may dugalee moo garaaw mbégte lay am saa su nekk bu ma teewee ci jotaay bi waaye di kontaan lool xam nga Malcolm rey nañu. ah gis nga ko. waaye xale bi ki mu doon léeb. waaw séeréer la. ah bon. séeréer la. ah yow da ngay tooñ séeréer yi. séeréer la monsieur Mbodj vous n'êtes pas. Pas du tout. Vous n'êtes pas tout couleur. Non, du ma tukulóor. doo tukulóor d'accord kon y a pas de problème. d'accord mbégte la ñuy am saa su nekk di teew ci tam vacances comme ni nga ko waxee rek yaa macha allah xam naa ni dañuy dem seeti suñu élément ba noppi rek. d'accord soog a ñëw yaatal. très bien alors mbokk yi ñu dem xool nag daara vacances lan la ñu ci suñu xarit Ramatulaay indil tey bu ko defee yaatal waxtaan bi may fàttali nag ñu ngi toujours Sicap Ali Ababacar Sy ñu dem dellu si waat. التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. soxna Rama ñu ngi lay nuyu di la dalal di la jox sa wàccuwaay waaw fii école bi mi ngi tudd Achams le Soleil mi ngi nekk Sicap Liberté 1 ci biir koñu casino Score Bourguiba bi préscolaire la maternelle la donc année scolaire dañ fiy nekk ak xale yi waaye vacances yi moom xale yi ñu ci bëri école yi day tëj ñuy nekk ci kër yi te waajur yi xëy na seen jot du mate pour mën di leen surveiller di def li wax ci ñoom di leen amal occupation bu seen ndax bu ñu xëyee ñoom ñu ngay dem ci seen wàllu liggéey di daan seen doole ñun nag ñu xool ba xam ne dañoo war a dajale xale yi occuper leen occupation bu seen moo tax ñuy def lii ci vacances yi. Bismillah, bismillah, bismillah. daara vacances la ñuy def le matin ñu ngi commencé 9h 9h30 xale yi bu ñu demee ba midi et demi midi 45 ñu wàcc am na ci ñi nga xamante ne dañuy delluwaat ci seeni kër dallu ba añ ba pare mais ñun ci suñu wàll fii dañuy tourner 9h30 boobu ba 17h parce que xale yi dañuy leen di defal cantine fii la ñuy añee bu ñu añee ba pare am nañu bërëbu dalluwaay ñu noppaliku sieste
ba 14h30 ñu jóg julli tisbaar gont 15h ba 17h. Bismillah au nom d'Allah, bismillah. tey dañoo ñëw doon feddali li nga xam ne mooy xale loolu la ñuy def ak ñun ci vacances yi muy 3 mois juillet août septembre donc ñoom bu ñu ñëwee fii dañ leen defal programme bi nga xam ne dinañ jàng arab dinañ jàng Qur'an xam tamit seen wàllum diine maanaam li mel ni fiqh mooy jàpp ak julli ibaadaat yi dañ koy def mu mel ni azkar parce que xale bi tamit war na jàng li nga xam ne moo koy aar da bay xool seytaan dafa soxla xale donc ñun ci base boobu dañ ciy dem ak ñoom bu ñu yeewoo seen kaw lal teg seen tànk lañ leen di commencé wax ne boo yeewoo boo tegee tànk la ngay wax ba koroog ngay tëdd ci kaw lal. bu ñu leen taajalee ndab balaa ñuy lekk dinañu ñaanu lu ñuy lekk bu ñu paree dinañu ñaan sant seen borom bu ñu génn seen biir kër tamit di ñëw ci école bi waajal nañ leen tànk ñi teg ak lu ñuy ñaan bu ñu dugg seen kër lu ñuy wax ndax jullit bi tamit ñaan moom mooy musuluwaay jullit bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax. Qur'an en plus balaa ñuy jël Qur'an dañuy ijj parce que jàng gumba bi tamit dañ koy bañ. comme colonie vacances la booy xool yéen a ngi fekk tableau bi xale yi doon ijji bu ñu paree am nañ ko si nekk sa téere nga xam ne dañuy boole di taqale baat yi bu ñu paree tamit ñu daal di commencé jël juz amma bi jël Qur'an parce que tamit fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax dee leen jàng ndax jàng dafay jëriñ jullit donc moo tax bu ñu nekkee tout tànk rek ñun lu ñu mun mooy jàppale leen ci li nga xam ne moom la ñu borom subhanahu wa taala dénk mooy as néew lu ñu xam daal di koy bokk ak ñoom. xam nga nag mbokk yi li ñu naan wax dëgg yàlla di déglul nit avec beaucoup d'attention mooy saa su ne macha allah lu ñuy def ak Ramatulaay parce que Ramatulaay man damay jàng de soo nekkee ak oustaz damay toog di déglu sooy def leneen ak leneen boo duggee ci daara yi damay toog di déglu fiq de am na solo waaye am na beneen bu ma gis de ibaadaat yi du noonu nu ma ko waxee noonu la. waaw noonu la. am na solo de. am na solo macha allah jërëjëf macha allah yaa gis nga yaa say daal li mu expliqué lu am solo la. waaw yow si sa biir wax yaa ngi naan man ibaadaat yi. gis nga xale yi. ay 2 ans la ñu am. am na ñoo xamante ni sax amuñu 2 ans. boo xoolee xale yu tuuti. boo gisee lii dafa nekk responsabilité bu rëy boo xamante ni ci mbaggu parents yi la nekk. yaa say daa expliqué na ko. ndax doom dafa nekk loo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala bu la ko joxee dafa am benn responsabilité bu mu teg sa kaw. moo tax nga war a góorgóorlu ci éducation dès la base. muy teel ko yóbbu ñu gunge ko ci àddunaam. ndax gunge boobu dina tax ba environnement bu mu mën a dëkk bu génnee duñ ko mën a changer. te xam nga dañ toll ci jamono joo xamante ne danga yar sa doom mais bu génnee fréquentation yi ñoo koy changer. alxuraan nag nekk loo xamante ni bu jiitoo ci yow dina am lu muy def ci yow loo xamante ni kenn mënu la détourner ci biir loolu te yaa Seyda mi ngi koy expliquer gis nga xale yi période bi ñu leen indi fii. période vacances yëpp dañ leen di jël 3 mois yi. te gis nga xale yi ni ñu nekkee xale nii dañuy capter. fi nga leen di gis nii dañuy capter macha allah. xale yu bëri da ngay gis dañuy mën a jàng Faatiha gis nga xale bi la doon jàngal. dañuy mën ñaan yi. dañuy mën fiq moom lu mu la ko waxee ni ñuy jàppee ni ñuy jullee. ci xale bu am 2 ans mu màggee loolu. ba année scolaire bi ba vacances yi jeex mu dem année scolaire. donte na jàngalekat yi loolu la ñuy bañ. nee na bu année scolaire bi jotee ñu yóbbuwaat xale yi. ñu fàtte loolu du leen gënal mais mën nañu bañ a sax fàtte suñu jëlee samedi beeg dimanche bi delluwaat ko ci daara ji bu ko defee xale bi dina am toujours liy des ci moom ndax liy des ci moom mooy li nga xamante ni moo koy gunge ci éducation ba nga xamante ni day am valeur yoo xamante ni yaa lu jamono jafe-jafe lu jamono tërëdi xale bi day garder valeur am yooyu. alors Rama man damay kontaan parce que comme ni nga ko waxee yaakaar naa ne ba buggee def dara ci nit da nga koy def ca ba mu nekkee xale te nag Seyda bi lu mu wax man daf ma neex nee na booy génn kër gi dañ leen di jàngal looy wax dëgg la boo tiimee lekk dañ leen di jàngal looy wax boo yegsee ci kër gi et cetera muy loo xamante ne bii bu ko nit ki jàppee ci boppam defe naa ne dina ko mën a aar bu baax a baax a baax. yaa loolu dafa am solo boo gisee léeg-léeg saa nga dégg nit ni man du ma takk du ma naan du ma sangu. waaye ma ngay léemu. ndax boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu ñaan yooyu yëpp. parce que xam na ni environnement bi ñu nekk. am na
ay obstacle yoo xamante ni yow doo ko gis muy seytaane moo tax yonte bi jàngal ñu loolu boo xëyee booy tëdd nga ni bismillah bismika allahuma amutu wa ahya boo yeewoo alhamdulilah et cetera booy génn sa buntu kër bismillahi tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ñaan yi dañoo bare ba nga xamante hasbunallahu wa ni'mal wakil waaw hasbunallahu wa ni'mal wakil waaw dara gën a koo rëy ci ñaan yàlla doy na ma sëkk wékkarluwaay yàlla doy na ma sëkk wéeruwaay loolu ñaan gën a koo màgg xoolal ma xale yu toll nii ñu leen di jàngal loolu mu nekk ci ñoom des ci ñoom te xam nga xale lu jëkk ci moom day des ci moom dëgg la bu ko defee daara bi fan la nekk daara bi mi ngi fii ci Sicap très bien xam nga Sicap nag xam nga ñun ñu dëkk Richard Toll nekk ay waalo waaw da nga daan gis nag booy Sicap da naan man booy Sicap booy Kapsi comme ñoom Thierno Dramé Fadje loolu la ñuy wax Kapsi gisoo Thierno Fatou ñu bëree titre ay booy Sicap lañu waaw comme ñun ay booy waalo lañu waaw moo tax ñu demal leen ci daara boobu pour wan leen ni macha allah Sicap donte na ay tubaaba ngi fi ñoom Fadje mais am na ay daara yoo xam ak ñoom monsieur Mbodj mii toog am na monsieur Mbodj mii toog mais man monsieur Mbodj xam naa ne balaa may gën a yaatal dinaa ko laaj ñoom daara vacances yi ndax ñi ngi ciy def ay jéego ndax sànq maa ngi dégg ci suñu premier élément mi ngi wax ci wàllu drogue mu nekk loo xamante ni daara vacances dafa ci am rôle bu am solo xam nga période bii ñu nekk xale bi dafay am temps examen yi jeex na xale yi féex nañu dañuy bëgg di taxawaalu te dafay am zone yoo xamante ni neexul ba neexul lay détourné day yomb bu ko defee daara vacances yi yéen bëggoon naa xam yéen naka ngeen leen di jàppale wala naka ngeen di ko organiser fii ci Sicap ndax daara bi macha allah am na solo waaw dëgg la ñun nu ñuy suñu action lu ñuy gën a def mooy jéem a pousser xale yi ñu bañ a taxawaalu comme on dit parce que vacances problème bi yëpp loolu la parents yi dañuy dem liggéeyi donc jeunes yi suñu toogee ñoom kese ci gox bi rek dañuy nekk di def ay bêtises bon ñun ñëpp jaar nañ ci donc le mieux daal mooy ñu dugal leen ñenn ñi ku mën def cours de vacances def cours de vacances ñu mën dem activité vacances dem activité vacances ñeneen ñi ñu dem ci daara yi comme tu l'as dit te fii ci gox bi am na ñu bëri ñoo xam ni yaa daara yi bëri nañ fi torop notamment ci jàkk ji rek doomu imam Sané je le salue de passage donc doomu imam ak délégation am ñoom ñooy def tout ce qui est wàccee kaamil jàngal xale yi y a des cours vraiment nga xam ni c'est ouvert c'est pas du éducation religieuse kese voilà dañuy boole franco-arabe bi ba pare boole waale ci jàngatu diine bi ak histoire u diine bi donc vraiment c'est quelque chose de fait et puis alors Del Malick mi ngi may souffler tout à l'heure Ramatoulaye ne ma même su nekkee par exemple xale bi demul xëy na ci daara yeeg yooyu Sicap bëri na ñoo nga xamante ne bi dañuy dugg ci biir kër yi aussi di jàngale waaye defe naa ne jàngale bi du yem rek ci xale yi waaye day nekk jàngale léeg-léeg am na mag ñoo xamante ne bi xëy na ñu mel ni man dañuy soxla aussi ñu jàngal leen ci biir kër yi ci sutura nag dëgg la loolu dafa am solo ndax man léeg-léeg saa damay am sama collègue yu nekk RTS yu bëri yoo xamante ni oustaz yi leen di jàngal man maa leen boole ak ñoom parce que ñoom ñoo gën a am temps que man ñiy ñëw ci seen biir kër di jàngal seen doom di leen jàngalaale comme da ngay parfois bu fekkee da nga toujours def sa cycle tout nga passe sa temps yëpp ci jàng français xam nga da ngay dem benn moment boo xam ne da ngay soxla nag am loo xam ci sa diine dalay jaral nga jël oustaz bi indi ko sa kër mu jàngal xale yi loolu daf ci am solo ci biir loolu yaa daara vacances dina tax xale bi dootul vacances ti xam nga jamono dafa metti dëkkuwaaye Dakar dafa xat toi et moi nga am chambre am 2 chambres salon xam nga daara vacances dina éviter ngay yóbbu sa doom sa kër sœur wala sa kër tante wala sa kër impaañ loolu dana tax xale bi mu am fu mu nekk ba vacances yi jeex ñu yar ko jàppale la si comme ñun amatuñu jot dañuy xëy liggéeyi nga xëy indi ci kër gi xam nga kooku amatul temps boo xamante ne wax dëgg fa yàlla donte na nag temps bi lu mu xat-xat yaa dañ ci war a xajal xale yi mais dans les vacances daal jàpp naa ne jéego yooyu daal ñu ngi ciy gën a góorgóorlu waaye di ci gën a sensibiliser nit ñi ci RTS 2 léegi man dama ragal sax sama tur bi dafa nar a réer xale yi dañ ma tuddee Rama Daara vacances ba sama tur bi nar a réer waaye loolu tamit defe naa ne tur bu neex la parce que Rama nag sama xel dafay xaw a dal parce que dañuy remarquer ne que Sénégal gox en tout cas yi ñu jotagum dem et je suis sûre que c'est un peu partout au Sénégal daara yaa ngay sax di sax parce que nag nee nañ ko xamul fa nga jëm da ngay dellu fa nga xamante ne bii foofu ko war a mën a taataanee yar ak xam-xam te defe naa ne ci biir ay daara yar ak xam-xam ya ñu soxla pour ñu mën a jëm ca kanam ñun ñëpp defe naa ne nañ fa dellu rek
ba pare ma wax leen cadeau bu neex xam nga alxuraan li ci am moo amul fenn. dëgg la yashfa anil abdi yawmal xiyaam. wallaay day ramu jaam yawmal xiyaam. kon tey jii nga am sa benn Mouhamed yóbbu ko ca daara ja mu am lu nekk fii ci dënn bi ci alquran ëllëg nga wan ko ginnaaw mu mën a toog ni allahuma ixfir lii allahuma ixfir walidati wala mu ne yàlla jéggal sama yaay wala jéggal sama pap yàlla du dee loolu yow tamit yaa waaw loolu kon gars yi nañ yóbbu xale yi ci daara yi waaw bu baax monsieur Mbodj xam nga li mu wax dafa am solo on va terminer Ramatoulaye parce que defe naa ne dafay xaw a ñaaw tuuti nga dem ba nekk mag ñu war a dem takki jabar xamoon nuñ koy defee nañuy sangee néew xamoon nuñ koy defee bu nit ñi di wàccee kaamir yow nga toog ca côté bee rek yor sa course donc loolu yëpp defe naa ne c'est à éviter aussi bien pour les hommes que pour les femmes lu baax la honnêtement comme ni mu ko waxee rek dañuy parents yi tam ñu ngi leen di encourager ñu génnee seen doom yi ñu leen di jàngal alxuraan parce que tamit jamono bu ñu toll xale yi de plus en plus dañuy toog seen kër yi nekk ci téléphone yi ci console yi exactement donc duñu seen xam-xam du màcc torop ci surtout alxuraan et ci éducation religieuse bi te loolu tamit base bu baax la boo xam ne ñun ñi dëkk fi depuis plus de 25 ans am nañ ko te loolu tamit day permettre xale bi vraiment mu am ouverture ci société bi bañ a tëju ci réseaux sociaux yi bañ a tëju juste ci télé beeg réseaux sociaux beeg fookaay. très bien alors Ramatoulaye damay kontaan parce que xam naa ne bu ñu demee waat ci beneen gox di nga ñuy wonaat beneen daara vacances mu nekk tamit lu nga xamante ni bi yaakaar naa ne ñi ñuy suivre dañu ciy kontaan ku yóbboogul vacances yi des na nga yóbbu tout simplement parce que yàlla santaane na ko te fi àddina toll yaakaar naa ne danañu dimbale bu baax a baax ci éducation xale yi. jërëjëf yaa xam li may waxaa rek mooy xale yi léegi defe naa ni daara yi dana tax ba xale yi gën a góorgóor ndax léegi boo mokkalee alxuraan dañu toll ci jamono joo xamante ni yaa xam képp ku mokkal alxuraan star nga de. non titre la depuis Mohamed dem Malaisie toj fii macha allah réseaux sociaux yi toj fii. wallaay fu mu toll nii képp ku mokkal alxuraan na nga xam ni yow star nga sa koñ. star nga sa famille. ak fi nga nekk te lu ne lañ lay may. macha allah ndax kontaan. kon xale yi daw leen ci daara vacances yi. après vacances tamit ngeen góorgóorlu li ñu jot a jàng ci vacances yi ñu jéem koo garder bu ko defee ñu mën a mokkal alxuraan ci temps bu gàtt. macha allah waaw ñun nag xam naa ne RTS2 xëy na amuñu terrain buñ la may. waaw xëy na amuñu ay millions luñ la may. waaye lañu lay may mooy di la ñaanal yàlla may la gudd fan ak wér ak wérle ak wërsëg wu yaatu parce que nag yaa ngi ñuy feral sax ijji ñun. ñu ngi ciy kontaan. bul daw bii maak bi yow laa ko sas. waaw. jeex na waaw bul daw ma fas yéene muuru kon jërëjëf xarit yeeg soppe yi ma leen di dig rendez-vous rek incha allah ci beneen daara vacances. ñoo ngi gërëm di sant bu baax a baax saa su ne suñu xarit Ramatoulaye te nag macha allah di digal vraiment sunu mbokk jullit yëpp ñu dem ci daara vacances yi parce que nag vraiment alxuraan dama ko doon faral di wax ci Ramadan ñu ne lépp a ngi ci te muy dëgg te ku ci sukkandiku doo mën a réer doo mën a wax lu ñaaw doo mën a def lu ñaaw te defe naa ne loolu lañ ci soxla te nag la ca gën a am vraiment importance mooy fii dëkkuñu fi dañu fay jaar boo demee fee ñu teeru la la nga bëggoon def ak noos ak yooyu yëpp aljana moom la fa nekk jégg na dayo kon nag yàlla nañu fa yàlla boole ñu nekk fa ñun ñëpp mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ñu xuus nag ci émission bi ñëw ak yéen ci conseil pratique àndi ci avec la belle maman Dieye tout de suite fii nga xamante ne bi moom mooy Ale Ababacar toujours ci état bu Sicap bi Tam Tam Vacances. maa ngi tudd Mounday Diagne dëkk fii ci Sicap Liberté 2 depuis 1958 maa ngi dëkk ci gox bu ñuy wax Liberté 2 ci wetu mairie bi bi ñu fi dëkkee nag 1958 ba léegi ay changement am na fi parce que bu njëkk ba Sicap bii nga xam ni moom la ñu xamoon dafa nekkoon Sicap boo xam ni quartier résidentiel la quartier boo xam ni dara manqué wu fa woon parce que Senghor à l'époque le président Senghor
moom moo defaroon le plan de l'urbanisation de la SICAP moom ak ñi nga xam ni ay partenaires am lañu. Et c'était une fierté pour Senghor parce que gan bu ñëwoon balaa ngay dem il faut que mu ñëw indi la ba ci jet d'eau bi nekk fii di ngeen ko gis jet d'eau bi na mu meloon bu njëkk ak jet d'eau bi ni mu mel léegi non loolu li ko indi nag mooy SICAP bi nit ñi dañu yokku nañu tabax yi aussi nañ koy defee du noonu parce que respecté ñu plan wu urbanisme bi ku la neex nu mu neex ngay tabaxee duñ ko respecté même duñu respecté cohabitation bi parce que dañuy violer yenn saa yi intimité wu voisinage bi. ko SICAP bi nag léegi fu mu toll nii beaucoup de parents ont démissionné paa yu bëri dañuy dem ñii paa yi dañuy gaañu yàlla leen yàlla xare àjjana ñëpp ñu dëkk waa SICAP ñeneen ñi dañu jaay seen kër yi ñeneen ñu bees ñëw toxu si c'est-à-dire que actuellement problème yi gis biir SICAP yëpp du nekkul waa SICAP la majeure partie ay ñeneen ñu ñëw jóge feneen ñëw def seen jëyee mais dañuy wax rek waa SICAP parce que tey jii boo xoolee mu la phénomène la moto yi di muy këf SICAP yi cas yi ñu jàpp yëpp amul benn cas bu dëkk SICAP donc jeune SICAP je pense que ñu bëri jomm lañ def lu mel noonu. Deuxièmement si on parle du problème chômage bi métti na SICAP parce que tey SICAP boo fi jaaree le matin ay lundi mardi mercredi ay 10 heures dañuy gis jeunes yu bëri toog si bëgg nañu mais fi ñu toll nii muy 2018 dañu toll si foo xam ne formation dafa obligatoire jamono ñu toll nii te beaucoup de jeunes de la SICAP amuñu benn formation mairie bi tegoon na benn fii si mairie bi ay nit yoo xam da ngay ñëw wax ban formation nga def mairie bi jël la en charge mais ba tey mu ngi continuer mais jeunes yu bëri demuñu te loolu man nu ma comprendre kaay ñu offrir la formation pour que formation boo xam da ngay am diplôme nga mën déposer pour am liggéey donc jeunes yu bëri demuñu. mbokk yi nag Maman Dieye donc talal na micro waa SICAP ce qui est normal parce que dañu fi ñëw pour waxtaan ak les populations maman en tout cas maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est un très grand plaisir à chaque fois di feggoog yow nga ñëw ak ñun nag ci lu am solo muy ay conseils pratiques ci Tam Tam Vacances. yaa xam maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñun aussi plaisir lay doon à chaque fois bu ñu feggoog yow ci plateau bi donc tey jii nag ñu ñëw fii nga xam ne moom moo di SICAP voilà mu nekk dëkk boo xamante ne nii mën nañu wax réew la ndax SICAP ku ko xam ko ci yenn valeurs yi xam ko ci aussi tamit ci lu bëri loo xamante ne luy taaral Sénégal la mais daan soqeekoo ci gox bi nit ñi daan ci bàyyi xel donc tey loolu moom moo tax ma dem ba SICAP Liberté 2 président conseil du quartier moom laa fa fekk muy tour bi moom xam naa ne mi ngi noonu mën naa ko bàyyi noonu mais moom aussi mu waxtaan ak ñun ci différence bi am diggante SICAP bu démb ak tey parce que dafa am différence bu mag nag bu fekkee luñ ci mënti wax dëgg la ay jeunes ñi ngi fii ñi ngi jël ay initiative yu baax bëgg a delluwaat SICAP ci taaram ba mu amoon mais nag bëri na lu des loo xamante ni leen nii li ñu jàpp ne moom mooy cause rek loolu la ñuy waxtaanee pour que bu ci nit ñi jógee ñu daal di xam lan mooy saafara bi parce que bëri woon na fii nga xamante ne nii fii ci SICAP dafa amoon ay espace vert yoo xamante ni la nii gox bu nekk dafa daan am nit yi daan fa toog daan waxtaanee seen cité mais aussi daan leen permettre ñoom ci seen biir ñu daal di am nu ñuy dundee ñu nekk ci jàmm mais ñu juboo ba nga xamante ni la nii képp koo xam ne nekk nga ak sa dëkkandoo da ngay mën a observer ay doomam xam ban éducation la def ci ñoom donc loolu mooy tax yow tey jii sa doom bu génnee rek du mën a dugg ci loo xam ne da lay ndax tey bëri na jeunes yoo xam ne dañu fi nekk li ñuy nekkee sax dafay dépasser seen ay waajur parce que duñu xam naka la demee la majeure partie nag dañuy wax que ne bëri na lu bon lu ñu fiy def loo xam ne du waa SICAP ñoom ñoo ko fiy def loolu tam dañ leen koy nangul mais ñoom it dinañ ñu nangul que ne bëri na yoo xamante ne nii ñi fi dëkk ci boppam ñoom ñooy doxalee noonu ndax da ngay romb mbedd yi gis ñi nga xamante ne ñi ngi naan gis ñi nga xamante ne ñi ngi tox te li ci gën a garaaw mooy que ne ñoom ñoo nekkoon avenir SICAP
parce que malheureusement pour seeni ay parents jàng bi wax ci ñoom def nañ ko ci ñoom éducation bi war ci ñoom def nañ ko ci ñoom donc duñu comprendre ban moment la seen doom yooyu noonu daal di dévier dem ci beneen yoon boo xamante ni leen nii loolu nekkul woon ñoom parce que ku xamoon SICAP bu njëkk ba xamoon ne jeunes yi fi nekkoon dañ leen xamoon ci maanaa xam leen ci li ngeen xamante ni leen nii mooy vraiment am benn savoir vivre bi am aussi tamit benn éducation bi bëgg seen bopp ba nga xam ne boo nee booy SICAP laa nit ñi dañ lay naw ndax loolu donc bu ñu demee bay perdre loolu noonu dafay jot ñu toogaat ku ci mel ne waa RTS2 ak ñeneen ñi nga xamante ni leen nii Sénégal jëm kanam rek moom moo leen ñor ñu daal di waxtaanee lan mooy problème yi. Très bien alors maman ci reportage bi man dafa am lu ma ci jàpp parce que conseil pratique la ñu wax monsieur Mbodj ci conseil yooyu je pense que souligné nañ lu am importance muy problème urbanisation parce que tout simplement changement yi ñu remarqué mooy que c'est vrai que président Senghor dafa tracé woon vraiment li nga xamante ne moom mooy SICAP mais on voit que et puis d'ailleurs c'est un problème partout en Afrique parce que boo jëlee une ville comme par exemple Paris je veux dire c'est tracé et que les habitations et les couleurs des maisons etc dafa am ay normes alors que bon là on voit que les maisons ont été complètement transformées ba nga xamante ne bii bon voilà le changement est très significatif. Effectivement bon après loolu tamit bon en question d'urbanisme je pense si je peux m'avancer un peu tous les nouveaux quartiers tamit am nañu plan toutes les maisons doivent se ressembler mais au bout d'un certain moment on laisse la possibilité aux gens d'agrandir leur maison et comme kër yi tamit ñu ngi yokk mais d'une certaine façon ah waaw loolu dëgg la bon après bon il y a de plus en plus de riches aussi donc les gens dañuy bëgg di tabax seen kër tabax seen immeuble louer tamit parce que tamit SICAP comme ni ma ko waxee woon sànq c'est comme ni ko conseiller bi waxee sax quartier résidentiel la woon honnêtement fii y a de bon assainissement donc ñun on n'est pas confronté ak problème mu taw yeeg problème mu ndox yu fiy taa problème mu insécurité donc il y a beaucoup de gens yoo xam dañuy ñëw fii investir tabax seen immeuble et bon malheureusement pour certains aussi c'est du dérangement c'est des problèmes après niveau électricité eau récemment on a eu des problèmes d'eau parce que bon il y a de plus en plus de monde quoi maman waaw li mu wax dëgg la parce que boo déggee da ngay wax que ne man tey ñi ma demoon waxtaan ak ñoom dañuy expliquer ne dafa bëri ñu wàll si ci SICAP ñoo xamante ni à la base dëkkuñu fi woon bëri na sax ay pères de famille yoo xamante ni leen nii depuis 1960 lañ fi nekkoon mais majeure partie bi dañoo déménager parce que mën na nekk que ne bëri na lu fiy xew loo xam ne neexu leen mais tamit gox bu fekkee ne yéen a fa nekk liggéey ci gox bi ba mu am benn image boo xamante ne moom lay véhiculer fépp waroo leen a bàyyi loolu di nax saay di sóor donc loolu moom moo tax ci côté bien-être ak aussi sensibiliser jeunes yi ba nga xamante ni leen nii dinañu retrouver wu waat ci ñoom ci seen dëkk parce que ñoom pour dëkk bi mel nenn ni déjà ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko mën a liggéeyal seen bopp ndax mag ñi def nañ seen wàll donc ñoom ñoo war a jël relève bi li ci des ñoom ñu eggali ko vraiment donc tamit comme ni mu ko waxee tamit depuis président Senghor lépp lu ko waxoon parce que moom dafa tànnoon fii pour wane fi lu bëri donc tey jii nii loolu malheureusement autant nag nee nañu étranger yi ñoom ñoo fi gënoon a bari li ñu fi gënoon a bari tamit loolu moom moo tax xam nga loolu tamit day ñaaw ci ñun fu étranger yi nekk rek foofu mooy gën a taaru ñun bu ñu fa ñëwee nekk si fa rek ñu yàq fa lu bari loo xamante ni leen nii wax dëgg te ñun ñoo moom réew mi donc loolu il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax tout à fait alors monsieur Mbodj gis nañ nag ne que Alain Ababacar on parlait tout à l'heure de changement c'est vrai que commerce yi aussi développé na fi il y a beaucoup de boutiques maintenant waaw loolu tamit lu ko indi mooy décentralisation bi léegi avant toutes les boutiques étaient en ville mais léegi de plus en plus il y a des boutiques de prêt-à-porter des couturiers sur toute la zone donc il y a même plus besoin d'aller en ville quoi exactement et c'est pas mal aussi c'est pas mal c'est vraiment pas mal très bien tout est à côté. Alors maman on va terminer ma bàyyi la nga lancer un dernier message et surtout question suñu invité parce que ñu fàttali mbokk yi nekk mooy président ASC bu Liberté 3 message bi may lancer rek mooy que ne dëkk pour mu soxaliku jeunes yi ñoom ñoo koy def donc mënuñu compter ci mag ñi pour que SICAP mel na mu meloon avant ñoom jeunes yi rek ñoom ñooy jël seen i ay devant daal di jël seen responsabilité xam ne SICAP seen SICAP la li fi wax ñoom ñu def ko ndax autant dafa réglementé woon da ngay gis balaa nit di dagg garab sax dafay dem demander autorisation et d'ailleurs mooy yoon sax
exactement mais tey bu ñu demee ba kenn ku ci nekk di def li ko neex rek après dafay indi loo xamante ni la nii moom mooy tax anarchie lay doon ku nekk lu ko neex lay def te bu boobaa dañuy yàq seen dëkk donc conseil boobu rek laa leen di jox comme moom initiative bi mu def ànd ko ay mbokku jeune am bu ñu bàyyi nañu gën a foncé ci loolu noonu ba Sicap retrouver waat image bi mu amoon. Très bien alors maman kan ngay remercier. yow na xam nga ñi may remercier mooy Fatou Sané borom Esprit Chic donc moom laay remercier moom moo jàpp ci coiffure bi ak ci make-up bi ku ko bëgg da ngay dem Derklé rek côté Croix Bleue di nga ko fa fekk incha allah. Très bien et c'est très joli en tout cas. Merci beaucoup ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax vraiment ay conseils pratiques aussi am na solo mbokk yi si Tam Tam Vacances di leen fàttali nekk ñi ngi toujours ci étape Sicap bi ànd aussi ak ki nga xamante ne bi mooy président bu ASC bu Liberté 3 di monsieur Mortar Mbodj. mbokk yi nag léegi ñu jeexal émission bi duñu def rek lu dul ànd ci ak suñu xarit Didi dans quelques instants ci li nga xamante ne bi moom mooy météo mu nekk lu am solo nag parce que ñun comme nag même ñun ñii dafa am gox yu nga xamante ne bi dañu fay dem faaw ñu xam nag ndax day taw wala du taw parce que nag dafa mel ni fii ma toog nii macha allah daal asamaan see ñu tiim kon nag dans quelques instants la météo ak Didi. waaw damay xool nag sama xarit la grande Saint-Louisienne Didi moom fan la féetee fii ci Liberté 3 alors aujourd'hui Khady tu vas pas me dire que tu es encore derrière moi. loolu de laa la naroon wax encore yaa xam je suis derrière toi. comment vas-tu. ça va yaa xam. maa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah naka tàngaay bi. ah mais di fii dafa feex de Allez Ababacar moom dafa feex mais waxoon naa la quand même du taw. ah waxoon naa la du taw. ah waaw mais xam nga moo tax sa météo bi am solo parce que xam nga ñun plein air la ñuy nekk. waaw foog noo xam ndax dana tawam du taw. loolu dëgg la. nuyu naa la yaa xam. nuyu naa ñi nga bokkal plateau. merci ñu dem ci météo wu jeudi bi. Tambacounda matin bi dinañ fa am 26 degrés. midi 33 soir 27. Kaolack matin 26 midi 32 soir 27. Ziguinchor. matin bi dinañ fa am 26 degrés midi 30 soir 27 Ziguinchor nag dinañ fa gis taw. Sédhiou matin bi 25 degrés midi 30 soir 26 foofu tamit dina taw. Kolda matin bi 25 midi 31 soir 26 ak taw tamit. Thiès matin bi 26 midi 32 soir 27. Kédougou matin bi 24 midi 30 soir 26. Linguère matin bi 28 midi 37 soir 29 foofu tam dina tàng lool yaa xam te gisuma fa dara luy niroog taw aussi. Saint-Louis matin bi dinañ fa am 27 degrés bu demee ba midi mu nekk 29 le soir mu nekk 27. Diourbel matin bi ñu am fa 27 degrés midi bi nekk 34 soir bi nekk 28. ñu dem si lever du soleil bi dinañ ko am si 6h53 minutes. coucher bi dina nekk 19h39. premier marée basse bi dinañ ko am 5h52 minutes. deuxième marée basse bi 18h29. jeudi nag benn marée haute rek la ñuy am dina nekk si 12h46 minutes. nous aurons 12h46 minutes de soleil. le transit solaire sera à 13h16. Très bien. yaa xam foofu la ñuy yam météo bi ba suba ci beneen prévision. waaw Khady plaisir de te retrouver incha allah suba toujours ci Sicap mbokk yeeg xarit yi nag ñi ngi waaj a jeexal suñu émission ñu bàyyi nag kàddu gi suñu invité xëy na nga lancé un message wax ñu aussi les projets ASC bi nga xamante ne bii yaa ngi koy diriger. waaw donc juste le message que je voudrais lancer peut-être mooy. pour ces jeunes yi rek ñu ñëw adhérer ci ASC bi. et même les grandes personnes hein, parce que c'est pour eux qu'on est là. c'est pour leurs enfants qu'on est là. donc ñëw ñu jàpp ci ASC bi. ñu def vraiment des choses qui permettront que le quartier avance. que ce soit dans le domaine sportif religieux. culturel pour les enfants. éducatif surtout. et nous on fera vraiment sunu kéemtalaay kattan. vraiment pour que jeunes yi soqaliku. et puis ñu bañ a nekk tamit. sans formation, sans éducation et d'y traîner si mbedd bi quoi. Très bien, en tout cas on vous souhaite le meilleur et ça a été un plaisir ñu RTS de recevoir la fii ci Allez Ababacar Sy on vous souhaite bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci beaucoup maman ñu bàyyi la nag parce que sànq joxe woon numéro téléphone bi ñu bàyyi la nga joxe numéro téléphone Esprit Chic dafa ci am solo lool.
numéro Fatou Sané Esprit Chic mën ngeen ko jot si 77 653 79 26. Très bien. Merci Alors beaucoup, maman Yakham. maa ngi lay retrouver inchallah ci beneen gox ak yeneen conseil pratique am na solo. Inch'Allah yaa xam. jërëjëf yéen ñiy seetaan it ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di gërëm képp ku nga xamante ne bi yaa ngi yeewoo fii ci Sicap parce que saa su ne accueil bi dafay am solo di remercier toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi saa su ne ñooy ànd ak ñun di liggéey mënuma lim ñëpp waaye daal jàpp leen ne yéen ñëpp ak foo ngeen mën a jóge ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci jàpp bi ngeen di jàpp ci liggéey bi waaye nag ki nga xamante ne bi moom man sama roi la woon est-ce que dama ko war a traité roi ba léegi wala ndax dama war a bàyyi moom nee na kon roi sama roi la ba léegi kon my king encore une fois ñi ngi lay remercier ci sa présence waaye nag di remercier vraiment la direction générale de la RTS di remercier suñu directeur monsieur Omar Ba madame Fatou Dieye di remercier Massata parce que nag Massata it c'est vrai que nag liggéey bi muy def fii am na solo muy lumière yi bu dul woon lumière yi nga xamante ne bi RTS indi na ko vraiment duñu mën a def émission bi ñu ñuy gis bu baax nii kon nag di remercier vraiment képp ku ci jàpp fàttewuma kenn vraiment ñi yore groupe beeg chauffeur yeeg machiniste yeeg voilà preneur de son yeeg réalisateur yi tout le monde je remercie tout le monde et maa ngi remercier ki nga xamante ne bi day jàpp ci bopp bi te moom tamit di Boy Kapsi ni ñu koy waxee muy Awa Ndaw Latifa 77 639 69 41 di remercier vraiment sénégalais yi nga xam ne ñi ngi seetaan RTS 2 canal 5 bu TNT plaisir de vous retrouver inchallah suba pour dernière étape bi nga xamante ne bi ñoo ngi koy def fii ci les Sicap bonne suite des programmes sur la RTS 2 au revoir.